Animatrice et formatrice de renommée depuis 1995, elle est l'initiatrice des émissions interactives telles que Confidence, Ëttu Jigéen ñi, Diso ci biir kër sur Bégué Radio et Waref en ce moment sur la TFM. La communication dafa nekk rek daal tam macha allah comme ni ma ko waxee sànq sujet bu am solo parce que maanaam communication bu ma ko bëgg mën a teg ci olof maanaam mooy wax wala waxtaan. te dafa nekk tam loo xamante ne dafa yaatu loo xamante ne mook àddina ñoo ànd mook doomu aadama yi ñoo ànd loo xamante ne sax daanaka mënta ñàkk sax ci àdduna parce que même ñi nga xamante ne sax maanaam duñu wax ñu dégg leen maanaam ñuy muuma yi ak luum yi sax dañuy communiquer maanaam am na moyen bu ñuy communiquer bu ñuy tuddee maanaam par exemple langage des sourds parce que il faut ñu maanaam ñu wax ak nit ñi pour nit ñi xam lu ñu bëgg ak lu ñu bañ wala rek pour lu ñu soxlaak yooyu yëpp te loolu yëpp tam maanaam ci communication la parce que communication maanaam tam du rek maanaam ngay wax ñu lay déglu ngay wax rek ak sa gémmiñ li ñuy dégg mais maanaam gémmiñ dafay communiquer ay loxo dafay communiquer ay bët dafay communiquer expression visage dafay communiquer maanaam li nga xamante ni dafay communiquer dafa bëri donc même sax ba des fois tam am na sax ñu naan maanaam sol ak col ci communication la bokk couleur ci communication la bokk maanaam nit ki maanaam ay gestam ak ay posture am sax ci communication la bokk kon communication dafa nekk loo xamante ne nii maanaam kon moo dundi doomu aadama yi ñoo ànd mais tam communication tam dafa nekk tam loo xamante ne tam moo doomu aadama yi li nga xamante ne nii moom la ñuy liggéey ak moom la ñuy jëriñ doomu aadama yi ñoo ànd parce que am na liggéey yu bëri yoo xamante ne dafa ànd ak communication parce que boo xool liggéey bu mel ni par exemple tey avocat maanaam dafa ànd ak communication parce que avocat bi dafay plaidoyer accusé bi nga xamante ne nii kii bi nga xamante ni nit ki nga xamante ne nii moom moo ko jël mu def délit mu di ko plaider pour accuser boobu ñu mën ko bàyyi wala ñu mën réduire peine kon avocat boobu am na nu muy communiquer ba mën a convaincre juge bi wala procureur bi pour ki nga xamante ni dañ ko accuser ñu bàyyi ko wala ñu réduire peine procureur bi nga xamante ne mooy procureur de la république am na maanaam nu muy communiquer ba nga xamante ne ki nga xamante ne moom lañ accusé mu am yenn information wala yenn secret yu mu mën a jëlee ci moom ba nga xamante ne ni loolu soit dina ko acquitter wala ñu tëjlu ko maanaam tam wala loo xamante ni tam dina mën a convaincre juge bi ba nga xamante ne nii juge bi dina xam ne kii maanaam bu fekkente ne coupable la mu coupable wala bu fekkente ne dañ ko war a acquitter ñu acquitter ko communication tam dafa nekk tam ba léegi di nga xamante ni maanaam dañu jox ay information ñi ngi mel ni maanaam taskatu xibaar yi wala ñeneen ñooñu tam maanaam dañuy communiquer maanaam pour même bu communication yi bokkul sax maanaam ay information ñoom la ñuy joxe pour di yëgle li nga xamante ni moo xew ci àdduna bi wala di yëgle li nga xamante ne nii moom moo am communication tam maanaam li nga xamante ni moom nam dañuy jàngale maanaam pour di jàngal nit ñi lu ñu xamul wala lu ñu xam maanaam mu nekk lu ci mel ne jàngalekat yi lu ci mel ne ustaas yi wala sax ñi nga xamante ne maanaam même buñ jàngalewul sax maanaam dañuy ñëw maanaam di waxtaan ak nit ñi pour yokk leen xel wala di waxtaan ak nit ñi pour wax leen lu ñu xamul woon wala di waxtaan ak nit ñi pour maanaam gën a yokk rek daal maanaam seen xam-xam ci loolu yëpp tam dañ koy def ci ab télé maanaam ci am pencu wala ci internet bi wala leneen ak leneen yooyu yëpp rek maanaam ci xeetu communication la bokk maanaam même communication tam dafa nekk tam maanaam tax ci maanaam ci jënd ak jaay maanaam tey bu fekkente ne maanaam commercial nga wala commerçant nga il faut que maanaam tam marketing boobu ngay def tam communication la ba nga xamante ne nii maanaam ki nga xamante ni moom ngay jaay mën a jënd sa produit mën a xam la sa produit mën a xam valeur sa produit ba nga mën ko koo jaay des fois sax mën nga valoriser mën nga nekk commercial wala nga nekk ab commerçant mën a valoriser sa produit ba nga xamante ne nii keneen képp ko xamul woon sa produit da koy ñëw xam kon communication maanaam kon dafa nekk lu am solo beneen même ci wàllum pàcc sax dafa ànd ak communication parce que tey maanaam ci pàcckat yi sax maanaam tey am na docteur yoo xamante ne comme psychologue yi maanaam lu ci ëpp seenum pàcc communication la beneen ñi nga xamante ni itam des fois dañuy accompagner yenn nit ñi nga xamante ne dañu am yenn feebar yu xaw a diis yi maanaam dañuy def par exemple accompagnement psychosocial maanaam boo xamante ne nii maanaam dafa ànd ak waxtaan boo xamante ne nii maanaam tam loolu dafa ànd ak communication wala ay éducation thérapeutique yoo xamante ni dafa ànd ak communication maanaam ñi nga xamante ne maanaam par exemple tam seen liggéey tam mooy maanaam médiateur que ce soit le médiateur de la république wala médiateur social wala médiateur communautaire ak médiateur bu mu mën a doon rek maanaam maanaam tam moom tam dafay plaidoyer te plaidoyer boobu aussi dafay ànd ak communication donc communication dafa nekk rek loo xamante ne nii maanaam kon mën nañ ne moo àddina moo ànd comme communication mën nañ ne dafa nekk lu yaatu loo xamante ne nii
lu am solo rek la daal macha allah mais nag ni mu yaatoo aussi ak ni mu bëree ak ni mu ànd ak tam maanaam rek suñu dundin tam noonu la nekkee loo xamante ne nii maanaam du lu yomb parce que dafa nekk loo xamante ni dafa war a ànd ak aar dafa war a ànd ak ay technique donc loo xamante ni dafa war a ànd ak aar sax moom lu ci ëpp maanaam mën nañ ne looy jàng la wala mu nekk mayeku yàlla technique loo xamante ni itam looy jàng la mais voilà te am na ñoo xamante ne maanaam ñi ngi communiquer ak doomu aadama yi te ñaar yooyu yëpp duñ ci am dara duñu am maanaam art de la communication duñu am technique de la communication ba nga xamante ni des fois seen communication envers les personnes dafay échouer te communication bi ci gën a jafe mooy communication interpersonnelle bi nga xamante ne nii maanaam yow da ngay communiquer maanaam ak ñaar ñett wala ab groupe de personnes voilà donc ñi nga xamante ne maanaam tey dañuy communiquer maanaam ci am pencu ñu ki mel ne maanaam ñuy wax ci internet bi wala ñuy wax ci télévision yi wala ñuy wax ci rajo yi ñooñu maanaam seen communication moo gën a jafe encore parce que su communication boobu maanaam ñi ngay waxal dañoo bari ñi ngay waxal maanaam xamuloo ñan la mais da nga war a sóoraale da nga ñëpp ñu ngi lay déglu da nga war a sóoraale ñëpp ñu ngi lay seetaan te xamuloo ki lay déglu xamuloo ku lay seetaan donc te communication maanaam tam war nga mën a séduire nit ki nga xamante ne nii moom ngay communiquer nit ki nga xamante ne nii moom ngay informer moom ngay jàngal moom ngay xamal ba kooku non seulement day jëlee mooy récepteur bi nga xamante ni maanaam dafay jëlee maanaam wax yi nga xamante ne moom ngay wax que ce soit da nga koy jàngal que ce soit da nga koy xamal que ce soit da nga koy yëgal moom mu jëlee ci maanaam comprendre la mais jëlee ci en même temps cofeel ci yow cofeel boobu nag maanaam ça dépend yow te na ngay waxee la nga xamante ni moom ngay wax te maanaam communication la ngay wax am na solo mais tam manière ba nga koy waxee tam am na solo parce que manière ba nga koy waxee moo tax ka koy dégg am ci dégg-dégg am ci nu mu koy comprendre parce que des fois aussi am na façon bu ma jëlee exemple tey personnel man nañ teg ñetti nit ñu wax benn mot mais mot bi am na koo xamante ne ni peut-être que moom la ñuy gën a jëli li muy wax lu mu bëgg a wax te pourtant même mot la ñu wax su ma jëlee benn exemple bu banal tey mën naa ñëw ne man dama bari feem xam nga am na nu ma ko waxee keneen ñëw ne man dama bari feem keneen ñëw ne man dama bari feem xam nga loolu wax naa mais def naa tam ay gestes ak ay grimaces yoo xamante ne ni dina tax ka nga xamante ni moo may seetaan di ma dégg gën a jëli la nga xamante ni moom lay wax te pourtant même mot bi la ñu wax. même mot bi la ñu wax donc comme mooy li ma wax sànq rek ne maanaam communication maanaam du gémmiñ gi rek mooy wax mais gémmiñ gi dafay wax gestes yi dafay wax expression yi dafay wax gestuelle yi dafay wax donc kon communication de loo xamante ni dafa yomb communication c'est de l'art des fois tam bu fekkente ne maanaam da ngay def communication boo xamante ne voilà kon communication dafa nekk loo xamante ne maanaam du lu yomb parce que dafa nekk loo xamante ne dafa war a ànd ak art ak technique voilà te am na ñoo xamante ne nii maanaam dañuy communiquer maanaam ci am penc comme li nga xamante ne nii tey moo ëpp tax ci suñu communication parce que gis nañ ne tey ñu bëri ñu ngi wax ci internet bi ñu bëri ñu ngi wax ci télé yi ñu bëri ñu ngi wax ci rajo yi te maanaam li nga xamante ni moom la ñuy wax bàyyiwuñu ci xel ñi leen di seetaan ak ñi leen di déglu parce que c'est très important tey maanaam nit ki ñu koy déglu tam à long terme. parce que tey nit bu fekkente ne li muy wax dafa am solo li muy wax dafay yee ay nit li muy wax dafay jàngal ay nit li muy wax dafay xamal ay nit dafa ñaan yàlla maanaam nit ñi di ko déglu ay ati at ñaanul yàlla ñu koy déglu ay semaine wala ay weer di ko bàyyi donc loolu itam nit ki moo mën a maanaam fexe ba nit ñi adopté la seen bopp ba di la sawar a déglu nit ñi adopté la seen bopp ba bëgg la mais tey am na ñoo xamante ni maanaam yàlla may na leen xam-xam macha allah yàlla may na leen li ñuy wax ñu xam ko li ñuy wax seen xel màccu ci waaye yàlla mayu leen ñu xam nan li ñuy wax naka la ñu koy waxee wala lu ñu war a wax ak lu ñu warul wax. par exemple tey am na maanaam tey am na ñoo xamante ni maanaam tey dañuy jàngale mais ci biir jàngale boobu maanaam dañ ciy xasaale ay doomu aadama wala ñu ciy dépassé ay doomu aadama wala ñu ciy manque de respect ay doomu aadama te xamuloo maanaam yow kan moo lay déglu xamuloo ñan ñoo la sopp ba di la déglu xamuloo maanaam ñan ñoo intéressé wu ci yow ba di la déglu te képp ko xamante ne maanaam dafay wax ci penc dafa war a sóoraale di nit ñëpp mën nañ ko déglu ay kilifa dina ñu ngi lay déglu ay xale ñu ngi lay déglu ay mag ñu ngi lay déglu sa ay soppe ñu ngi lay déglu sa ay noon sax ñu ngi lay déglu kon ku ci nekk rek booy wax rek war nga mën a sóoraale ñi ngay n'importe qui mën na la déglu comme nag n'importe qui moo lay déglu na nga fexe ba ne say wax na yanu maanaa say wax na nekk na nga wax ci yar na nga wax ci teggin na nga wax ci loo xamante ne nii maanaam doo xeeb kenn doo dépassé kenn doo wàññi kenn
donc daf ci am solo di wax tam wax ju am yar wax ji teggi ne parce que des fois am na ay wax yoo xamante ne ay synonyme lañ mais bu fekkente ne da ngay communiquer ak ay doomu aadama te xamuloo kan moo lay déglu del choisir synonyme bi nga xamante ne moo gën a teggi ne su ma joxee exemple tey mën naa ne suñu waxee labat ak doxaan mën nañ ne ay synonyme lañ en wolof mais tey bu am na nu may waxtaanee boo xamante ne sama biir waxtaan maanaam labat daf ci génn ma wax labat moo gën a rafet gën a am sutura gën a teggi ne ci maanaam ne doxaan parce que mën na am bu ma nee doxaan peut-être que jeune fille ba choqué wu ko mën na am tax keneen ka nga xamante ne sama morom la choqué wu ko mais tey kilifa diine bi su ma dégloo dina ko choqué ka nga xamante ne nii kilifa la man ma bàyyi wala man nijaay dina ko choqué donc loolu lépp tam li nga xamante ni lu nit ñi war a bàyyi xel lañ ba nga xamante ni des fois tam il faut savoir choisir ses mots di wax ay wax yu ñu teggane loolu moo tax tam des fois tam sama mbokku murid yi tam dañ may dee ñu neex ma parce que tam ñoom dañu am communication boo xamante ni dafa teggine parce que booy xool murid am na mooy yu bëri yoo xamante ne yu teggine ñoo ko fi indi li ki mel ne par exemple tey xéewul au lieu que murid bi naan la kaay lekk daf naan la kaay nga xéewul au lieu que murid bi naan damay dem maanaam ca wanag wa am na nu ñu neneen ñuy bar beneen façon bu ñuy waxee damay dem ca wanag comme damay dem saw dañ naan damay dem tuur ndox am na beneen façon bu bëri boo xamante ne sëñ bi soxna si jëwriñ bi loolu yëpp maanaam suñu mbokk murid ñoo ko fi indi bu nekk tam wax ju teggi ne wax ju am solo joo xamante ne nii koo ko wax dina comprendre li nga ko wax te tam nekk na wax joo xamante ne nii tam dafa nekk wax ju teggi ne kon communication tam dafa ànd ak wax ju teggi ne dafa ànd ak wax ju am yar dafa ànd ak wax ju am teggin te tam des fois aussi maanaam wax ju teggi ne jooju ak wax ju am yar jooju mooy tax tam des fois nit ñi am copp am sopp ci yow am tam maanaam am cofeel ci yow ba di li nga xamante ne nii tey mu dinañ la sawar a déglu ba nga xamante ni même bu ñu lay déglu duñ mas a doyal ci yow à long terme su ma joxee exemple tey ku mel ni rek daal macha allah ndem si yàlla taa dégeen chimère nga xamante ne man mooy sama inspiration ci moom laa inspiré woo tey li nga xamante ni tey moom laay def kooku soxna soosu dafa amoon art de la communication ba nga xamante ni man dama doon sawar di ko déglu ndax lépp lu muy wax tey li mu doon wax lu ci ëpp tey maanaam tey daf doon nekk ay thèmes yu muy développé yoo xamante ne ay thèmes de société loo xamante ni maanaam da ci xamal doomu aadama yi di ci jàngal doomu aadama yi di ci yar doomu aadama yi mais doo ko dégg benn yoon mu wax benn mot bu mal déplacé boo xamante ne dina ci dépassé nit ki wala mu wàññi si nit ki wala mu wax loo xamante ni nii wuru koo wax donc dina ko waxee ak wax bu teggi ne dina ko waxee ak yar dina ko waxee ak wax boo xamante ni nii dina tax nit ñi gën ko sopp nit ñi gën a am cofeel ci moom mais am na li muy jekk-jekk taa dëggeen nga xamante ne kenn dàq ko woon li muy yiw yi taa dëggeen nga xam ne kenn gënu ko woon a yiw mais am na loo xamante ne tey bu ko toogee woon du ko waxee nit ñi duñ ko sawar a déglu wala buñ ko dégloo kenn du ko mën a déglu à long terme mais je pense que ne am na ci télé yi ak ci rajo yi lu ëpp fukki at nit ñi di ko déglu di doon ko gën a sawar a déglu ba ni ko yàlla ji ba ni ko yàlla suñu borom soxla jël ko donc mu nekk kon communication dafa nekk façon nit bu ne ak ni muy déggee façon nit bu ne ak éducation façon nit bu ne ak ay culture am loolu yëpp itam dafa ci am solo kon communication nekk loo xamante ne ni dafa yomb donc képp koo xamante ni rek maanaam da ngay def tey communication ci am pencu surtout ci pencu yi war nañ bàyyi xel bu baax a baax ci ñi ñuy déglu war nañ bàyyi xel ci baax a baax ci li ñuy wax war nañ bàyyi xel ci baax a baax ci ñi ñuy waxal parce que tam te communication tam parce que tam des fois bu dee nag li ko internet bi leen képp ku ciy wax war nga bàyyi xel ci li ngay wax te képp ku ciy wax bu dee nag jullit nga ko commencer par onge billahi mina sheytaani rajim parce que tam des fois aussi lu maanaam lu ñu am ay technique wala aar wala lu ñu yar wala lu mu mën a doon tam saytaane kenn mënu ci dara donc des fois tam c'est jullit bi saa wi wax rek na takkoo njàpp ànd ak onge billahi mina sheytaani rajim parce que kenn xamul des fois mën nga wax loo xamante ni saytaane moo la ko wax loo donc communication dafa nekk daal loo xamante ni nii daal nekk lu yomb te tam des fois aussi am na ko communication yoo xamante ni nii tam ça dépend tam ci dafa am dafa soxla tam ay endroit boo ko mën a waxee ak heure ba ak waxtu wa nga ko war a mën a waxee endroit bi mooy des fois am na maanaam tey nit ki ngay wax ak moom am na wax yoo xamante ne am na foo xamante ni nii xuruñu ko fa waxee par exemple tey nit ki am na nga war a mën a waxtaan ak moom tey maanaam du ci bis ba ngeen dugg ngeen di waxee wax jooja wala taxi ba ngeen dugg ngeen war a waxee wax jooja wala maanaam marché ba ngeen toog di xaar kenn wala atelier tailleur ba ngeen toog ngeen war a mën a waxee loolu wala arrêt de bus ba ngeen toog ngeen mën a war a waxee loolu donc wax bu nekk dafa am fu ñu ko war a mën a waxee tey am na wax yoo xamante ne waxi biir néeg la wala waxi biir kër waaye du waxi mbedd du waxi marché du waxi biir oto te des fois même téléphone bi nga xamante ne du ci ëpp suñu communication bu dañ koy wax ngay wax ak nit ki tey am na maanaam tey foo xam ne boo fi nekkee ci oto soit nga dugg taxi wala moyen de transport en commun yi ñu woo la te am na maanaam wax ju ñor wala wax ju xamante ne maanaam c'est entre toi et la personne maanaam secret la
tey nit ki boo la wooyee parce que nit ki lay woo moom xamul fu nga nekk nit ki mën na laa woo tëdd ci kaw la mais yow famille woo xamul fu mu nekk fekk yow yaa ngi ci bis bi wala yaa ngi ci taxi bi bu fekkente ne xam nga ne la muy wax lu am secret la nee ko dama nekk ci oto su ma yegsee dinaa la woo wala su ma yegsee dinaa la bippe wala quoi su ma envoyé message nga rappelé ma donc kon loolu daf ci am solo mais des fois tam c'est pas bien tey nit ki di la wax secret que ce soit mooy waxtaan wala leneen nga nekk ci ab bis di ko wax parce que kenn xamuloo kon comme nekkal ci bis ba wala nga nekk ci biir oto wala nga nekk ci ab salon de coiffure wala nga nekk ci ab boutique prêt-à-porter wala quoi que ce soit di wax xamoo ka ngay wax maanaam la ngay wax ka ngay waxal ku fa ne ak leneen ngi mel ne tey bu ma jëlee exemple maîtresse d'un homme marié ci scène bi ñu wane woon ci maanaam Lalla avec sa copine yi nga xamante ne moom dafa nekk maanaam ci atelier de couture bi ci boutique am bi mu doon bi nga xamante ne moom lay jaay yëre di wax cliente bi di ko dégg muy wax wujjëm loolu dafay am toujours on trouve toujours ça au Sénégal Sénégal yi dafay nekk taxi di waxu jàmbur xamul taximan ba xam na ko xamul ko mu bokkal taxi ba xam na ko xamul ci bis boobu xamul ko nekk ci bis ba xam na ko wala mu nekk ci beneen endroit rek boo xamante ni c'est un endroit public di waxu jàmbur te fekk xamul kooku est-ce que mbokkam ma nga fa wala ku ko jege loolu ma nga fa donc loolu yëpp lu nit ñi jar a bàyyi xel la lu ma wax tam wax dafa am waxtu maanaam waxtu ba mooy lan te par exemple tey am na lu am solo loo xamante ni war nga ko mën a waxtaan ak sa jëkkër muy loo xamante ni tey boo sañoon mu defal la ko wala boo sañoon mu doxalee nii wala boo sañoon ngeen déggoo ci ay wax ngeen changé maanaam seen dundin wala façon bu ngeen di waxee wala tey am benn nouvelle sax boo xamante da nga ko war a annoncé maanaam kon dafa am waxtu wuñ ko war a mën a waxee mais par exemple tey sa borom kër dafa jógee maanaam ci place liggéeyukaay ba xamul place liggéeyukaay ba mu jógee lam fa bàyyi xamoo lam fa dund xamuloo dara mu ñëw rek salaamaaleykum maaleykum salaam may goo ko ndox sax wala nga may ko ndox lekkagul añagul wala reeragul nga ne ko nangam loolu des fois mën na indi yenn wax yi wala leneen wala am yenn tontu yu naqar yi wala leneen te fekk maanaam waxtu wa nga ko waxee moom nga ko waru woon a waxee am na wax yoo xamante ne dafa am heure dafa am waxtu bu ñu ko war a mën a wax des fois il faut que yenn wax yu am solo yi yenn wax yu importance da nga war a xaar ba wéet ak nit ki yow kese ak moom ci biirum néeg ngeen wax ko ci tekk ak teraanga des fois sax mu nekk wax joo xamante ne bu kër gi seddee la wala bu suuf seddee la plutôt wala wax joo xamante ne maanaam bu fekkente ne maanaam fajar la wala leneen loolu moo ëpp solo kon waxtam dafa am waxtu am endroit bu ñu ko war a waxee am fu ñu ko mën a waxee loolu rek daal je pense que bu ñu nekkoon daal ñu wax ci communication duñ fi jógee moo tax je vais faire une deuxième partie toujours ci communication ci boobaa tam dinañ ñëw rek daal macha allah sax ci agression verbale yooyu yëpp tam voilà kon nag fii laa yem ci vidéo bi di yaakaar rek dina leen amal solo merci beaucoup. Son sens de l'élégance, sa féminité et sa générosité sont pareilles. Sa détermination, son engagement aux côtés des femmes sénégalaises, surtout les moins privilégiées. Alors, chers téléspectateurs, comprenez notre engouement à participer à cette émission.